Solo Media Group. La radio. mbokk yi dellu soit nañu ci pàccu ñaareel gu mujj gi ci seen émission solo matinal ci Solo Média salaamaaleykum Lamine Senghor. maaleykum salaam El Hadj Mansour maa ngi lay nuyu di nuyu Fatou Abdou Ndiaye di nuyu mboolem ñi ñuy teewlu. aljuma mubarak. di nuyu Fatou Abdou salaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Mansour. nuyuwaat waaw nuyuwaat la yow it may nuyuwaat également Lamine Senghor nuyu également nos techniciens Mouhamed Thiam Babaye Dara ñu ñuy déglu du ñu seetaan et surtout ñu ñuy suivre sur nos différentes plateformes digitales. Lamine. ñu door rek ak Libération El Hadj Mansour ak coowalu ngóor jigéen gi brigade de recherche bu Kër Massar mu ngay wéyal liggéeyam ci lu jëm ci li ni mel la bombe d'Ibrahima Magic Seck la yéenekaay bi di titre El Hadj Mansour ndax nee na ñu ngi doon wax ci Pape Cheikh Diallo tey ji Ibrahima Magic Seck la ay nitam di commencé wadd. waaw ci li ñu commencé di exploiter ci ay téléphone xam nga Lamine ba léegi enquête bi li muy neex yëpp téléphone moo gën a jàppandalal gars yi ñu def enquête bi xam nga loolu day nekk ay preuve yoo xam ni bu ñu ko tegee ci sa kanam moo xam appel la moo xam message mim ko day xaw a jafe moo tax yéenekaay bi ni ginnaaw Pape Cheikh Diallo ak li nga xam moom mooy statut bi nga xamante ni bi wala melokaan bi nga xam mooy ubbi yéenekaay bi na la ko bindee waxul wubbi sax moom ubbi la wax xam nga muy groupe bi nga xam moom moo gën a active la ñuy jàpp rek ba ñi nga xamante ni bi tuumaal nañu leen doon ay yoos toll ci juróom-benn yoo xamante ni bi xëy na wane nañu seen bopp mel ni Ousmane Kadior Cissé ak ñeneen ñi nga xam ne yëpp bokk nañ ci daanaka la ñu jàpp rek moo di ni dañu doon sëy ak kooka ñu fay leen man ay caga yu góor la ñu woon yoo xam ni dañ doon tëdd pour ñu fay leen xam nga loolu nag dafa xaw a doy waar Ibrahima Magic Seck moom itam nangu ci résultats yi nga xam moo bàyyeekoo muy résultat d'exploitation technique bu téléphone am xam nga nag li garaaw ci loolu mooy Magib da doon baagante diggante Dakar ak Saly am réseau bu yaatu boo xam daf doon jëflante ak ñoom pour di sëy ak ñoom di génn xaalis mais comme ni ñu doon wax ci affaire Pape Cheikh Diallo nga xamante ni bii moom itam ñi mu doon jëflanteel ñëpp xëy na ñoo ko doon tëddee donc Magib itam daanaka foofu la toll ci li nga xam moom la yéenekaay bi bind pratiquement ñi nga xam ñëpp dañu tënku ci biir bi ñu exploité moom ay données pratiquement moom itam wubbi la woon boo xam ni ñi mu doon am ñëpp dañ doon tëddee ak moom mais da leen doon fay c'est que loolu moo ci doy waar nag quoi da leen doon fay donc loolu moo ci doy waar loolu doon benn danger boo xamante ni bii tey xaw na doy waar yéenekaay bi itam continué na ci Chérif Ali Diatta mi nga xam ni daa dem ba mujj jaxasoo ci ay kàddoom quoi xaw a réer xam nga bi ñu ko tegal wax da doon miim moo na dugg génn bokkul ak gars yi nga xam ne ñu gaaw a nangu ni dëgg ca la ñu bokk moom doon na jéem a miim mais finalement daa mujj jaxasoo ci ay kàddoom xamante nag Magib parce que toggukat la woon ci benn hôtel bu mag boo xamante ni bii moo nekk fii ci Ndakaaru donc moom ci noonu la duggee ci ngóor jigéen ci xamanteem ak Abdoul Magib kon yëf yi Al Amine bomb la boo xam mu ngi continuer Ibrahima Magib moom xam naa ni ñu bëri nar nañoo lonk ci buumam googee nga xam ne sànni na ko fi nekk ni ci fi enquête bi toll en attendant ñu ñëw pour commenter ko. Libération loolu la wax ni ki tey Fatou Abdou Ndiaye mel ni mbir bi ba léegi jeexagul bés bu ñu xëyee ak lu bees daal di cay génn. waaw mais dootul bette c'est-à-dire que certes di nga am des informations nouvelles mais dootoo amati surprise l'effet de surprise jeex na parce que bu lim ko jeexal mooy. ak gum jeexagul waaw non xamal tax man ma ne jeex na man de mon côté mooy. maanaam amatul kenn ku ma mën a bett. ku ñu waxati dootu la bettati. waaw ku ñu waxati dootuma bettati. parce que bu doon mbetteel moom boo ko xasee ba am dara mënatu la bett maintenant nag des informations wala des nouvelles yoo xam ne day garaaw. mën na nekk mais mbetteel gi am na ñoo xam ne dootu leen bettati parce que fi nga ko dégg yu ci bari amoo ci woon yaakaaroo ko woon am na ci yoo xam ne yaakaaruloo ko woon léegi nag journal bi tey dafa ñëw ci Ibrahima Magib Seck je sais pas journal bi man xaw ma lan mooy yoos ak ubbi mënumaa xam ku góor ki wala ku jigéen ki yoos bi mooy ku góor ki waaw ubbi mooy ku jigéen ki d'accord donc mooy ku góor ku jigéen ki waaw yoos bi mooy ku góor ki waaw yoos mooy tëddeewaate wubbi moom la ñuy tëddee. d'accord donc moom journal bi li mu wax moom mooy moom Ibrahima Magib Sène boobu daanaka. moom mooy ubbi bi mooy maanaam mooy ku jigéen ki. waaw c'est ça. waaw donc moom pour que moom ñu mën ko sëy ak moom dafay fay ay nit. waaw léegi nag loolu lim ñuy renvoyer li tax ma bëggoon xam les explications mooy lim ñuy renvoyer moom mooy déjà sa situation financière
parce que ñun journaliste lañ am na yoo xam ne mënuñ ci dugg parce que moom jëmmam la ak boppam mais d'habitude quand on est dans une famille aisée souvent loolu dafay refléter wu ci yow et tu as les moyens de payer li nga bëgg ci lu bari daanaka ci sa vie moom moo tax am na ci ñoo xamante ne mën na nekk seen vice ba pare ñu xam ne cette personne dafa friqué dafa am xaalis non seulement man dinaa ci am ñaar laa ciy gagné mooy man sama vice la dinaa ci am plaisir mais dinaa ci am xaalis moom moo tax ñu ne la maanaam am na ci ay rapport yoo xamante ne maanaam séqalante yoo xamante ne moom da doon fay pour mën a séqalante et aussi ci ñu jàpp buñ ko dee xayma juróom-ñett ci ñoom daanaka moom également dafa doon séq ak ñoom ba ci taskatu xabaar bi di ko jox Cissé ñu bind ko wax ko donc koo xamante ne la également filière bi entre Dakar et Saly donc ci ni ñu ko Libération tegalee il était au cœur du dispositif et aussi amoon ci solo lool moom moo tax mu mën a lëkkaloo ak séq daanaka ak ñu bari suñu sukkandikoo déjà ci quotidien bi nga xam ne mooy Libération ba mën di jël xaalisam di leen fay beneen bi mooy yenn endroit yi Mansour li muy exposé yenn nit yi aussi ñu ñëw ci quand on parle souvent man moom quand on parle de ce sujet d'homosexualité je reviens tout le temps aux valeurs parce que valeurs yi moom mooy tax nga doylu parce que bu fekkee ne yow les raisons yi tax nit ki def ko bokk na ci nga am vice mooy tàmm lu bon beneen bi mooy nga bëgg xaalis te nga jàpp ne xaalis dañu koy lijjanti kenn du ko liggéey parce que as gor lépp loo xamante ne maanaam ñàkk da koy maye war naa fexe ba du ko tàllal loxo mais na ci teg ne war naa fexe ba du def lu bon loo xamante ne mooy tax ñu jox ko nga xamante ne quand tu perçois ton argent tu le dépenses dignement et avec fierté et dignité parce que xam nga ne yow ci li nga ko dugal ak fi nga ko jëlee boo ko koo ko jox bu ko lekkee mu lew ci moom muy sa njaboot muy sa xarit ak koo mën a may mais su fekkee dañu toll ci société foo xamante ne Mansour bëgg nga paraître maanaam bëgg nga yow foo taxaw ñu ne yaa nga bëgg nga solu alors que tu perçois un salaire boo xam ne matul ñaar fukki junni wala fanweeri junni nga bëgg a fay néeg wala appartement au studio nga bëgg a am soxna avec ses charges et les enfants à l'école et parfois malade nga bëgg également yow di jënd chemise nga bëgg di jënd dàll Mansour bëgg di jënd tubay bëgg également di soli jesner ak super 100 bëgg di dem resto nga xam ne pour benn guddi boo génnoon dem ci restaurant Almadies yu tu dépenses mine de rien 50 000 francs ou 30 000 francs 50 000 quand vous êtes une famille 30 000 te du tax sax ngeen lekk loo xam te ne da nga ne lekk naa fa maanaam ndawal loo xam ne am na solo pour dire donc loolu dalay renvoyer pour nga xam ñun suñu course effrénée bi ñu am ci vie de luxe boo xamante ne malheureusement ñun suñu réew attanul loolu Mansour suñu ay salaire ci réew mi attanul loolu beneen bi même su fekkee da ngay jaay ak jënd attanul loolu et parfois même nga gis nit ki Mansour yenn am yu gaaw yi nga xam ne da koy am mais bu leen ñee nit ñi nga xamante ne dañuy am une vie arrogante bu ñu leen di wan sur TikTok wala sur les réseaux sociaux surtout ça yaa ngi comprendre parce que dañ leen di nax en réalité loolu c'est juste façade la couverture la mais au fond ñooñu non seulement ils ne sont pas certains pas tout le monde ils ne sont pas heureux wala fa ñuy jëlee seen xaalis suñu tëddee du nelaw li ëpp solo Mansour ci asgor mooy boo tëddee nga nelaw ba yandoor et loolu amul kenn koo xamante ne man jàpp naa ne yaa ngi koy def te boo tëddee di nga nelaw ba yandoor mais boo demee nga fay ñu fay la nga séq ak sa moroomu góor nga pare sangu dem jàkkaarloog sa jabar Mansour doo nelaw xaw ma nag bu dee yow da ngaa ñeme am fit ba sëxanti mais du ñàkk ay jours yoo xam ne tu auras des remords forcément tu pas il y a des jours où da ngay am ay remords moo tax il faut qu'on insiste sur jàngal nit ñi doylu nit da ngay doylu ci li nga yor même si tu as quand même 50 000 francs na nga ci doylu nit am na 2 millions 1 million de salaire nga bokk ak moom ci benn entreprise yow nga am 100 000 francs de salaire mais nga gën ko doylu xam nga lu tax wala yow nga gën ko nekk ci yam parce que yaa ko gën a doylu parce que yow say bëgg-bëgg da nga ko yemale ci 100 000 yooyu parce que xam nga ne foofu nga toll parfois nga génnee ko ci donc mbir mi Mansour du am bu bari mbir mi xam nga lan la moom mooy nga doylu parce que au cœur aujourd'hui de l'homosexualité au Sénégal il y a l'argent boo demee ci yenn dëkk yi moom da nga naan lii ñoom vise le choix de vie c'est comprendre nga ñoo xamante ne dañ koy def et pourtant ils ont tout dañuy toog ak seen parents yi wax leen seen parents yi sax jël xaalis jox leen ñu dem def la transformation bu dee yenn dëkk yi la moom c'est pas payant ça c'est pour encourager ñi nga xam ne dañoo bëgg a transformer seen corps alors que bëñ
boo ko bëggee dund génnee maanaam di nga jaar fu méttee fay pour génnee ko mais gis nga bu fekkee góor nga bëgg soppi sa bopp jigéen dem ci dëkk tubaab bi mën la ko defal boo moytul gratuitement semi bi jël ko en charge et tout alors que bu dee yeneen yi la loolu xam nga lu ñu ci jublu mooy àdduna boo xam ne de plus en plus ñu dem dañuy encourager mbon décourager loo mbaax léegi nag moo tax ñun suñu réew comme bëgguñu ko et que nit ñi ngi xeex pour loolu lu ci waay mën ci fi nga féete bu ko xeeb def ko ci parce que l'état lim ci waroon def xëy na def na ko ci sunuy kilifa diine c'est pas la première fois wax nañu ci ànd sàmm jikko yi dem nañ seeti leen ñu ne d'accord ñu encourager leen dem jox leen feu vert pour ñu dem wax ci bërki dem Serigne Mbaye Sy Mansour wax na ko à travers son porte-parole ci prêche am képp ku ci yor kàddu mën cee wax nga wax ci ngeen fexe également les parents tout tànk bi parce que tàmm également laago la am na ci ñoo xam ne dañ ko tàmm fi ñu ko tàmmee c'est plusieurs endroits yu ñu fréquenté ci ay bërëb yoo xamante ne école daara ci biir kër gi nijaay yi tante yi yooyu yëpp foo yooyu nga xamante ne xale bi day dem ba mu sëxan ci moom te du ko bàyyi ngeen bàyyi ci xel surveiller ko beneen bi démb lu ma la doon expliquer fii Mansour mais surveiller les enfants et surtout à travers les téléphones on laisse pas un téléphone à son enfant pendant presque 5 heures de temps te doo xool lan lay seetaan Mickey la rek dessin animé la demal sa nga seetaan ko nga bàyyi ko mi san dessin nga tey xamoo ne derrière ce dessin animé mais ñi ngi fay denc ci ginnaaw benn message pour encourager l'homosexualité am na ci yoo xamante ne dañuy génnee ay genre magie mooy genre wantaay yooyu nga xamante ne wantaay day mel ne magie nga xamante ne da nga koy seetaan ay Dora da nga koy seetaan également ci am na Mickey yu xam ne yu xale yi da nga koy seetaan mais affaire bu ñu ko tàllalee day jékki-jékki génne la couleur arc-en-ciel message la bu ñuy jox xale bi tout tànk bi maanaam day jékki-jékki nëbb ko xale bi nëbb ko ci ginnaam jékki-jékki rek def nii xam nga xale yi dañuy bëgg dëkku kii loolu mu nekk couleur arc-en-ciel nga di ko stand di ko gis sa doom démb lan laa la nettali bu yàgg ba nee naa ci muus yi la woon dem nañ ci fruits yi ngeen di ko reetaan démb léegi ñëw nañ ci make-up bi koo xamante ne papaam mascara la c'est drôle mais j'explique pour simplement papaam mascara la yaayam nekk rouge à lèvres moom mu nekk mascara mooy góor rouge à lèvres mooy jigéen mu toog ci table bi ñuy añ ak ay parents mooy IA yi ñuy def nii vidéo yi ñuy def di ko partage sur TikTok et sur les réseaux mu ne papaam je ne me sens pas dans ce corps comme ni ñu koy waxee ci nit ñi ak film tubaab bi bëgguma nekk góor papa je me sens rouge à lèvres papa ji nekkoon tu ne seras pas rouge à lèvres tu es mascara yaay ji daal di commencé di masla ni ko non tu ne peux pas être rouge à lèvres tu es mascara mu ne non papa je ne me sens pas dans ce corps je vais être rouge à lèvres mu dem seen école vidéo bi ñu wane waat dañ ko wane moom mu ñaaw wane ko mu bizarre mu dem xale yi di ko reetaan parce que mascara la xale yi di ko reetaan mu jooy fa mooy seen ronkañ yu bari yooyu ñuy génnee mu jooy fa maa su neen ma yooyu rek ngay topp mu jooy fa daal di dem ci médecin wam moom xale bi médecin bi nag il faut l'autorisation de tes parents parce que tu es mineur mu ñëw ci papa ji wax ko yaay ji papa ji moom bañ yaay ji xaw a réceptive tuuti ubbeeku mu dem defee intervention bi mu ko defee elle est devenue rouge à lèvres ñëpp di ko tàccu ñëpp kontaan moom mu ne elle est heureuse parce que elle est aujourd'hui dans son corps maintenant il ne dit plus il maintenant elle est il mais loolu man mi di ko seetaan di mag je décortique le message et je le décode mais tout tànk bi nga xam ne moo koy seetaan xamul loolu danaan donc ñun mën nga suñu borom bind la ni mu la bindee nii nga nekk góor doo ko sentir nga ne xaaral ma dem nekk jigéen parce que quand on est enfant on cherche à découvrir est-ce que yaa ngi comprendre donc découverte boobu ngay découvrir lu nekk nga bëgg ko xam ne nga bëgg ko loo gis bëgg ko loolu l'enfant est un grand imitateur yaa ngi comprendre ñu lay jox loolu te ñun duñ ko surveiller insistons et surveillons les enfants afin que yenn yooyu nga xam ne mën na leen a yàq bañ leen yàq bu ñu xeeb bu yàgg ba daa day kocc ak jamonoy tey dañ daan def ay sketch yoo xamante ne dañ lay wax yoo xamante ne jigéen na tee sëram jigéen na def lii indil la ay yaadikoon indil la yoo xamante ne ay ndate mais loolu dalay ante da ngay dem ba nekk mag ngay xalaat naan ah man kat su ma defee lii mën naa dem ba yàq sama bopp et bu boobaa bu ma góor dee jël amaana lu mu bëgg du ko ci fekk mais loolu ci théâtre nga ko jëlee ban théâtre ndaxte teen bi gënoon na fee dégg ma déggaaleel la ce sont des mais loolu c'est important gis nga la culture elle est importante dans un pays exactement et aussi li ñu seetaan di ko déglu dafay refléter ci suñu ay images yëpp message la su ko defee say parents même pour t'éduquer ils vont prendre exemple de ce téléfilm ne la seetaan nga bërki démb lii ay ku ko def wala lii ñu ne la yow góor seetaan nga fi góor ji maanaam borom ñaari tur yi mooy Azou le Beau ni mu terminé pourtant c'est un téléfilm important message la ça va choquer mais message la woon pour wax ñu ne attention am na loo xam ne mën na ñëw foofu lañ daan xaar également les séries qui ont également un rôle important bu ñu war a jouer bokkul ak série léegi yi nga xam ne da nga koy gis
ñu lay jox image boo xamante ne su fekkoon ne dañ la koy wax et à la fin nit kooku du am mujj bu baax xale bi koy seetaan dina xam ne lii ku ko def du am mujj bu baax mais soo moytuwul moom à la fin dinañu fexe ba doon def ko star et de plus en plus ñu koy yëgal di ko jox un rôle central parce que moo gën a bon ci série bi tout à fait. loolu c'est bon aussi ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax et retourner parce que ñii nga xam ne dañ leen jàpp teg leen loxo yoon kese fi mu toll nii moo ci des ak ñoom mënatuñ leen wax mënatuñ leen wax luñ leen waxul woon et liñ leen di wax ça nous met très 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 mal à l'aise Mansour xam na lu tax j'insiste trop sur ça j'insiste trop parce que ça nous met mal à l'aise pour des personnes yoo xamante ne xam nga leen ñenn ñi am na kóllëre boo seqoon ak ñoom mais liñ naan le coup est déjà parti maintenant il n'est jamais trop tard peut-être pour rectifier peut-être àdduna yàlla mën na leen may xëy na temps bu ñu répante bu ñu ñëwaatee comprendre nga mais yoon mi ngi ci ko loxo yoon def liggéey mais li des ci société bi sauvons ça et surtout